Bonjour ou salam alaikum les internautes, bienvenue sur la Senbox TV dans votre émission découverte. Découverte comme son nom l'indique muy émission buy dalal bépp ndaanaan bàyyiwul artiste comédien bi bàyyiwul animateur bi bàyyiwul politicien bi képp koo xamante ni sentir nga sa bopp ci suñu plateau Senbox TV dina ànd ak yow dalal la ji tey nag yéen a ngi ci seen premier numéro ki leen koy présenté muy seen xarit seen sis Maman Cissé tey ñu ngi war a dalal ndaanaan boo xamante ne nii kenn dootu ko laajte fii ci Jaxaaw bu ñu nee Jaxaaw xam nañu culture fii la fekk baax théâtre fii la fekk baax ndaanaan it fii la fekk baax kon sama caméraman topp ma ñu dugg si biir tuuti rek ba war leen sama artiste invité. comme ni ma leen ko waxee woon rek tey nag Senbox TV dafa dalal ndaanaan boo xamante ni daanaka Sénégal ñëpp xam nañ ko te it ñëpp bëgg nañ ko xale yi safoon nañ ko mag yi itam safoon nañ ko ñu bàyyi ko rek mu nuyoo voilà mbay noo def. waaw maman sama rek sama xarit maa ngi lay nuyu di nuyu waa Senbox TV di leen nuyu ñoom ñëpp en plus di leen encourager di rafetlu initiative bi. ngeen choisir ma man aussi kontaan naa ci trop pour tey ñu développer mën a waxtaan. Mbaye Senbox TV mi ngi lay wax dalal ak jàmm tey Mbaye dañoo bëggoon xam les débuts de Mbaye fan la commencé ba egsi tey fii nii mu egsi. waaw loolu moom xam naa ni répétition la rek donc Mbaye moom mi ngi commencé depuis 99 ans maa ngi ci art bi donc man ak suma benn xarit. ma koy wax ni yàlla na yàlla xare ko àjjana muy Kader parce que moom moo ma initié moom ma intégré ci biir bon man ak moom ñu nekk ci waaw boobu ba léegi ci la ñu nekk di dóor di jàng art bon fu nekk daal ñu nekk ci depuis boobu ba léegi maa ngi ci di gérer waaw. ñu ngi gis ni art bi daal mel ni mi ngi fay prix normal de mi ngi joxe xaalis bu bëree dégg naa. waaw donc dañuy sant yàlla bu baax parce que mooy li ñuy wax soo jëlee exemple comme ci làmb ji donc lutteurs yi fi nekkoon ancien lutteurs yi dañ doon fayeeku li nga xam ne mooy ay 1 million ay 2 millions mais Tyson bi mu ñëwee dafa innové def innovation gars yi fekk si ko si ba léegi gars yi di fayeeku 50 millions 100 millions 150 millions donc Soleil Levant aussi tamit foofu la fekk art bi yëkkati ko. donc nga mën a liggéey yàlla may la kër nga mën a liggéey yàlla may la oto nga mën a liggéey pour mën a dundal sa njaboot donc yokk nañ ñoom enchère yi quoi. Mbaye ñu gën laa xamee ci Mbaye Dosé léegi nag bëggoon nañoo xam lan moo waral tur Mbaye Dosé boobu Mbaye dafa bëri dosé bañ koy woowee Mbaye Dosé wala tur boobu fu mu jógee. donc loolu sax dafa may neex trop question boobu parce que tur bi tax nga siiw yàlla dogal 3 séquences laa am ci film boobu donc ce n'était pas évident. mais géré nañ ko yàlla def ci ndox mu sedd affaire bi explosé parce que loolu benn produit la woon mais produit bi nekkul woon produit Soleil Levant produit Soleil Levant junior la mooy ñun ak ñoom Kader ñoom Racky Gueye et tout ça ñoo ci nekkoon Aziz Aladji Gora te nekk ci film bi nii Dof Modibo moo nekkoon suñu metteur en scène donc mu ne ñu nag balaa moom mooy quitté di dem Espagne dinañu defal benn téléfilm ci la ñu indi tolof tolof donc bi ñu indee tolof tolof yoroon nañu ay rôle yu mag mais bi ñu demee ba ci biir sama rôle dama ko jox saa neex Kader jël rôle am jox ko Modibo donc ñun ay rajo la ñu ñëwee donc dañ ko yokku defal ma 3 séquences def Kader mu nekk taalibe bi ngalamoo ngalam donc ñu pare ñu ne ma tur bi Mbaye ngay tudd mais doseur nga gazeur nga mais donc il faut nga gérer ko donc ñu dem def buntu lycée mu jàll ñu dem polytechnique def piscine bi mu naaj def daam seen mu simmi ma affaire bi génn xam nga def tabac mu naaj Mbaye Dosé bi ci la déparé nii waaw. dëgg la ñu gis ni Mbaye bu njëkk ba ak Mbaye bu léegi du benn lu tax ma wax loolu parce que nekk artiste nekk koo xamante ni da nga siiw yombul parce que ñu ci bari dañuy jàpp ni nga war a dundee ci biir théâtre bi boo génnee noonu itam ci mbedd mi noonu nga war a dundee ba des fois sax nit ñi ils ont tendance à dire que waaw kii dafa soof waaye artiste bi li muy def ci théâtre bi nii bu nekkee fii nii ci mbedd mi di dosé léegi loolu yow nan nga ko jàngatee. donc man aussi dama lay delloowaat kàddu boobu parce que question boobu ñun ñaar ñëpp ñoo koy partagé donc lii ngay def muy interview bi nga may defal je pense bien que ni soo paree ci man ba couper say caméra donc doo nekk ci mbedd mi rek di wax ni dans l'air fii nga ko war a defee fii nga koy defee donc mais ñun société bi ñu nekk ak fi ñu nekk entourage bi donc ñoom ñoo mënul départager
artiste bi ak ki nga xam ne su jógee ci liggéeyam ci lu muy nekk. donc suñu société mooy dundee noonu. c'est que bu ma nekkoon tey France wala ma nekk en Europe wala fu mu mën ci doon. donc dinañu mën a comparer loolu parce que xam nañ ni ñii dañuy liggéey mais suñu paree ci loolu donc dañuy delluwaat seen vie bi nga xam ni moom la ñuy mëne mais parfois dañuy accepter di génn parce que léeg-léeg nga romb nit reetaan la xam nga xool nit rek reetaan ko mu taxaw donc mën na ko frustrer sans autant que nga xam ko te pourtant yow plaisir nga ciy jël. mais am na nooy présenté wu ci kanamam am na nooy waxtaan ak moom donc moom day comprendre kii fans donc la parce que fans aussi tamit moo ñu yóbbu fii mais aussi tamit ngay xam di xàmmee mais loolu moom dañ koy dund ak nit ñi suñ ci mënoon comprendre parfois da nga yeewu feebar wala dem hôpital nit di la tooñ parfois nga yeewu am nouvelle bu metti génn ay nit di la tooñ donc parfois nga yeewu nekk ko ay nit di la tooñ mais yooyu da nga koy jël nga gérer ko parce que fi ñu nekk la quoi waaw dëkk bi ñu nekk la dañ leen koy baaxee rek loolu amul problème. dëgg la loolu dëgg la Mbaye ñu gis ni la plupart yi ñuy jouer série yi bu ñu xasee ba am tuuti xaalis ñu ci bëri dañuy préférer dem Dakar ut fa kër am ay oto yu rafet daal di fay toog bàyyi seen dëkk te boobu ba tey ñu ngi gis ni Mbaye Thiès la dëkk te boobu ba tey mi ngi toog Thiès génnul Thiès loolu ñu mën a wax ci loolu. waaw xam nga choix yi bokkul donc man sama wàllu bopp. man Thiès walla fii moom may doole fii laa tàkkee fii laa defee lépp et pourtant peut-être coup de pouce bi mën na sax bañ a jóge Thiès parce que yow yaa ko liggéeyal sa bopp ba loolu ñëw mais toujours ñoom dañuy fier que nga nekk benn Thiessois mais liggéey bi aussi parfois moo lay permettre nga nekk Dakar donc di fa def ay émissions walla sa liggéey ëppee Dakar donc mais selon man moom dinaa dem Dakar tout le temps ci semaine bi mën naa dem 2 fois ou 3 fois parce que liggéey moom fa yóbbu donc su ma gisee loo xam ne lu jar toog la aussi damay quitter Thiès ma dem Dakar ma toog mais lépp ci ay conditions laa koy teg conditions yi bu fekkee ne favorable rek du ma mën a dem toog mais quant à dem Dakar jënd fa kër toog fa non loolu man conseil wu ma ko benn artiste bu dëkk Thiès donc man lépp lu ma am Thiès laa koy delloo. donc Dakar nag showbiz bi fa la ëppee business bi fa la ëppee et aussi tamit ñoom dañu mën artiste donc looloo tax gars yi di dem ak ñëw mais parfois am ñoo xam ne dañuy passer à côté dañuy dem topp liggéey bi ba pare Dakar neex ñu toog Dakar mais jënd fa kër moom wala toog fa ne dootuma ñëwati sama dëkk non loolu moom man xalaataguma quoi d'accord ñu gis ni Mbaye nekk na artiste bu siiw artiste boo xamante ne nii ñëpp xam nañ ko te it ni ma ko waxee woon sànq rek ñëpp bëgg nañ ko itam Mbaye qu'est-ce que ça te fait des fois nga génn nit ñi di daw pour bëgg a photo ak Mbaye des fois nit ñi sax dañ may laaj moo ko ñu Mbaye nga dëkk yóbbu ma ci Mbaye loolu lan la lay def. waaw mais loolu sant yàlla la rek parce que nit def na fi lu nekk ci àdduna il passe inaperçu kenn du ko gis kenn du ko xool donc ngay def affaire bu ndaw muy def tabac di def buzz soo génnee nit ñi di la topp loolu c'est quelque chose dafa neex parfois mu ëpp d'accord parce que ñaan bu nangu moom mooy sonal borom léegi ma nekk fii Thiès léegi su ma toogee fii sama gars yi borom oto yi ñiy romb maire yi paa yi xale yi sant yàlla donc léeg-léeg sama xarit yi jékki-jékki na monsieur Mbaye mais dommage gars yi xamee wuñ la fii ma ne waa fi ma dëkk la fi ma dëkk fii laa defee lépp mën nañ ma ko xamee sax waaye man li may doon ak li ma jar ñoom mën nañ ko bañ a xam mais suñu àndee tuuti rek 70 kilomètres donc pour ñu jot ci man day jafe parfois ma génn gis ful boo xam ne nii dafay doy waar parce que man def naa tour du Sénégal grâce ak waa Sonatel parce que ñoom lay liggéeyal fu nekk lañ may yóbbu ci àdduna bi gis naa motivation boobu génn riir topp la mag ñi paa yi ñëpp daw ngay xool yow lan moo nekk ci yow et aussi man dama mun idole muy El Hadj Ousseynou Diouf ba léegi nii sama idole la moom laa bëgg jour bu ma njëkkee woolu ba ma gis ko man li ma ressentir man ak yàlla dong maa ko xam bu ma côté kon man su nit dawee fële rek ñëw damay xam sensation bi mu am ba tax mu jóge fay daal di ñëw donc loolu mënoo ko rejeter c'est ça dafa neex nag neex na metti na mais en quelque sorte sant yàlla la waaw léeg-léeg ñu ne ma Mbaye bayre bi ma ne man gisuma bayre ñaanu waajur dimbalu yàlla sunu borom gëm
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu boo ko tegee foofu rek te yéene ñëpp lu baax lu nit am nga yéene ko lu nit mel nga xam ne nii la ko yàlla bindee loo amul nga wékk ko yàlla suñu borom ak yonent bi xam ni dina ñëw. parce que gis naa àdduna bi niñ ma bëggee ak niñ ma yéenee ak fi ma bëgg ñu egg. ku ma gis bu ma yoree oto ñu ne ma non non war ngaa yor leneen lu dul oto. su ma dee damay tabax ñu ne ma non non war ngaa tabax lu ëpp loolu. yéene boobu yàlla na leen suñu borom dégg ba mu ñëw. ma réaliser ko. waaw macha allah ñu gis ni Mbaye yaa ngi ci biir Wiri Wiri di fa jouer rôle boo xamante ni neex na ñëpp te ku seetaan Wiri Wiri wala ku toog ci télé daanaka la plupart Mbaye Dozé moo tax mu toog ci télé bi mais Wiri Wiri bii nii dafa xawoon poser tuuti problème au début parce que des fois da ngay génn dégg nit ñi naan mais Wiri Wiri moom la ñuy eggali ba tey non film bi dafa jaxasoo léegi yow yan éclaircissement nga ñu mën a apporter ci loolu noonu. donc man mën naa wax ni atteindre nañ suñu objectif li ñu bëggoon ci population bi. mooy que toujours il faut être un professionnel. ci li ngay nekk ci li ngay def. parce que Wiri Wiri dafa neexoon trop. def affaire boo xam ni pour man série mosu ko def. yàlla moo ko def. gars yi doyaluñu. mais ñenn ñi nee nañu bëri na. donc bi ñu demee négocier di waxtaan gars yi dañ ñu waxaat nañu indi Wiri Wiri. mais ak suñu façon ak xel bu ñu yàlla may suñu bindkat yi xarañ lool parce que Soleil Levant ñëppay xalaat ñu ne pourquoi pas ñu jéem a xool nan la ñuy naxee sénégalais yi. ma jox la benn exemple. Titanic 3 heures de temps la. ci rescapé yi ki si rëcc kenn dong la. mais mère bu am plus âgé de xaw ma 80 ñaata. pourtant day rencontrer film bi da koy expliquer moom day expliquer film bi mais après film bi wanuñu la ay Leonardo DiCaprio ak couple bi ak fiancé am wan la bateau bi nu mu couler wan la personnage plus de xaw ma ñaata personnage ñoo nekk ci film boobu te pourtant mère dafay expliquer rek mais mère dafay expliquer mais ñun ñu wan ñu ko en image pour ñu mën ko xool mën a comprendre que ni Titanic nii la demee donc soo demee hôpital da ngay gis ñu nekk dans le coma 1 an 2 ans mais sooy wax ak ñoom mënuñu la wuy mais ñu ngi lay dégg parfois ñu def réaction bu ndaw parfois ñu imaginer mu metti ñu jooy ñu ne pourquoi pas sumbulu oto bi mbëkk na ko dugal nañ ko ci ambulance bi dem nañ di ko sauver def na crise dafa nekk dans le coma ñu wan leen ko en image ngeen seetaan ko bi gars yi xoolee premier épisode xamoon nañ ni gars yi duñu comprendre deuxième duñu comprendre mais troisième épisode 4e 5e 6e mais gars yi dañuy nangu kon ku def 6 épisodes àdduna bi commencé muy jël formule ñëpp yëngu. fa yàlla la sant yàlla. noonu la demee. waaw caw sa xiir la daal gars yi dañu waaw noonu la demee quoi. xiir bi ñëpp lay dal de non moom kay da ngay dàq sa fas rek dem ak moom. dëgg la mais Mbaye dafa am benn question boo xamante ni nekkul man nag baa koy laajte. question bi sénégalais yëpp a ngi koy laajte. comme tey man maa am possibilité pour toog ak Mbaye donc dama lay transmettre question boobu muy nee nañ ma maman boo jàkkaarloo ak Mbaye. laaj ko Mbaye lan lay jooy Mbaye saison bi passé dag ñoo jooy ba ñu sonn Mbaye noo tudd nga jooy foo jëm nga jooy dañoo sonn ci ay rongoñ man maa ngi doon nee sax Mbaye bu ñëwee ci beneen saison bi d'accord xam naa day changer indi leneen mais dama la seetaan tëj Mbaye ngay bënn say bët di jooy Mbaye lan ngay jooy. donc loolu ma ciy dalal xel sénégalais yi parce que je suis le seul artiste boo xam ne ni. je le dis haut et fort. buy jooy ñi di ree. sant yàlla la. may jooy nit ñi ànd ak man di jooy comme c'est pas la peine. dëgg la damay recevoir ay coup de fil fu nekk Mbaye bàyyil dimbali ñu pour jooy parce que soo jooyee man mënuma ko muñ faw ma jooy. mais boo xoolee ci contexte yi may jooyee yëpp. contexte yu favorable la. donc imagine toi nit ku taxaw chauffeur donc nga jox ko liggéey. par respect. ak wan ñi du chauffeur yëpp noonu la ñuy liggéeyee. mais ñenn ñi. c'est que ni ñuy employé seen chauffeur. déjà parce que liggéey yombul Sénégal. ku nekk sa chauffeur nga koy fay 150 000 wala 200 000 francs. donc yaakaar ne mënu ko am feneen. donc su gëmul yàlla lool. ngeen mu yàgg nekk sa complice boo ko joxee luy lore. mën na ko def. contre ak volonté mën na ko def. loolu moo ma dal. bañ naa ba sonn ñu yónni ma. def naa ko mais xaw ma woon sax li may def ndeke affaire bi ci lii la jëm. waaw c'est ça qui m'a fait mal. moo tax bi ma demee seeti waa ji
il fallait que ma jooy bi ma koy dénoncer jëkkëram il fallait que ma jooy donc parce que aussi tamit il faut nga raisonner sénégalais yi seetaan damaa def lu ma yëgul te am naa ci part de responsabilité donc il faut ma dindi loolu donc di jooy ñi di ree moom sant yàlla te gaaw a jooy moom xam naa ni ñi dina leen jaaxal trop dañ ma koy laaj mbay ndax da ngay diw mettre la ton sa bët dafa am luy diwoo man maman xam sama yaay dafa gaañu te man dama bëgg sama yaay te man maay sama taaw yaay xol bu ndaw laa yor donc dafa bëri ay scènes yu bëri yoo xam ne rek su ma ci ñëwee rek donc automatiquement dafay ñëw naturellement waaw donc noonu la demee jooy bi moom yàlla moom man li nekk ci man muy don du parce que du fekkoon ne li ma jàng ci aar rek xëy na lay resté kon peut-être mën na bañ a yem fii mais kuy ñaan na ñaan am chance chance mooy indi don yàlla mooy def loolu ci doomu aadama nit di dem ñu naan diw te diw mi xamoo lan lañ ko diwoo donc loolu yàlla la sant yàlla du leneen. D'accord. J'espère que tey doo ma jooy ci sama plateau moom. non yow lu tax duma la jooy mooy que émission bi xam nga bañ ko waree def dafa yàgg. et waxoon naa la ni. waaxu gëléem xajul ci pantere te boo ñëwee di nga xam ne lépp dëgg la. ak a leer. waaw te fu mu toll nii mooy yow kenn du la téye day dem. dégg nga loolu. Senbox TV kenn du ko téye parce que day dem. xam nga la moo tax. Mbaye Dozé nga njëkk a defal émission. saabu du fóot boppam. suñu borom moo ma defal jàmm. ba lu ma teg sama loxo rek. suñu borom mel ni daf maa dégg ànd ceeg moom. yàlla na koy jaare fi mu daan jaarale. ba nga ñàkk jot. yéen ñëpp ngeen ñàkk jot man aussi ma ñàkk jot ñuy déggante maa ngi Angleterre ngeen ne yéen a ngi États-Unis ñu ngi fii ngeen ne ñu ngi fii suñu borom yàlla na ko def loolu laa ci nam man ok ñu ngi ñëw ci seen rubrique VA nag boo leen ko déggee mooy votre avis rubrique bi buñ ci egsee Mbaye dañuy simmi mbubbu artiste bi teg ko ne waxtaanee tuuti actualité ñu gis ni fan yi grève bi dafa bëri élèves yi jàngatuñu mais surtout parents yi dañuy gën a soucier wu ci ñi nekk en classe d'examen ñu gis ni aussi grève bi blessé na ñaari xale kenn ki bakkanam bi perte na ko kenn ki des bëtam léegi étant un porteur de voix lañ nga ñu mën a wax ci loolu ak ban message nga mën a lancer. donc man moom message bi may lancer mooy que li nga xam ne jot na fi am yàggul dara donc muy élèves yi ak takk der yi donc ba kenn ki bon problème mu bakkan la am kenn ki donc dégg naa bët bi daf ko ñàkk donc may ñaan état bi. di ñaan suñu président de la république Macky Sall mi nga xam ni donc yu baax lay def donc surtout di ñaan ki nga xam ne aussi man maa ko bëggal suma bopp parce que suma xarit la maa ko bëggal suma bopp muy première dame du Sénégal Marème Faye Sall man Mbaye Dozé maa lay ñaan loolu nga dimbali ñu xoolal ñu xale yooyu nga xam ni dañu soxla ay soins te soins yi yaakaar naa ni bu dee Sénégal day xaw a doy waar nga jéem a xool noo ciy jàppee parce que ñëpp xam nañ li ngay def ci lépp lu mu mënti doon te xam naa ni di nga ko def nga jàpp ci dimbali leen ñu mën leen defal ay soins ba ñu mën a delluwaat seen kër loolu man première dame maa ngi la koy ñaan parce que moom man maa ko bëggal sama bopp. waaw man maa ko bëggal sama bopp te xam naa ni moom loo ko wax dina ko dégg. waaw loo ko wax. yaakaar naa première dame bu fekkee yaa ngi seetaan message boobu noonu jàll na bu baax ñu ñëw ci seen dernière rubrique muy rubrique riir nag buñ ko waxee mooy Mbaye dag ñuy raconter benn anecdote wala nga nettali loo xamante ni daal boo ko xalaatee ci sa jeunesse rek ay retaan da lay jàpp. waaw lenn loo xam ni moom man marqué na ma mooy gëlëm xam nga gëlëm baaxul. gëlëm. nga gëlëm genre perdre connaissance la. waaw dama mës a nekk di liggéey. ak sama nijaay ma jóge marché. ma wàcc maa ngi yor buret ni def ci matériel yi di ko war a indi kër ga. donc may dox di dox ba suñu buntu kër. donc may romb naa man suñu buntu kër. waaw
mais romb suñu buntu kër dem ma demee tuuti ba war a comme butigu maanta war a egg foofu jékki-jékki taxaw mel ni lu ñëwaat ma reetaan ba kontaan après ma tourné waat sama buret ñëwaat ba ci biir kër gi pour te dire gëlëm dafa doy waar moom dalay dal fi nga waroon dem nga dépassé fa kon ne di dem rek su gaawul dikkaat soo metul Dakar ngay waaw loolu dafa doy waar loolu Mbaye gëlëm boobu doy na war trop waaw daanaka Mbaye l'émission tire à sa fin ñëw bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw dama leen di santaat bu baax di sant fii ñu nekk nii parce que fii suñu kër la di nuyu maire Soxna Wade mooy borom kër gi donc di nuyu doomam suma xarit Baye Jibi Fall di nuyu suma xarit depuis Russie Vito Meng di nuyu Tidiane Niane depuis Pologne As Diallo Jéeri Chéri Kanko di ko nuyu di fóon sama doom di fóon sama jabar waaw donc mi ngi noonu bébé Sali sama chéri Marème mi ngi noonu mënu ma ko ñàkk a wax samay bañ yat bi daal ma donc mi ngi noonu daal di gërëm sama gaay yëpp di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane Gaye sama xarit depuis Dakar di nuyu sama gaay yëpp di wax ni kontaan naa bu baax a baax te kontaan naa daal sama xol dafa fees et puis mënuma wax. waaw kontaan naa bu baax. Mbaye Senbox TV da lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité ñu lay encourager aussi bu baax a baax di la wax ni le meilleur reste à venir et que Senbox TV est de tout cœur avec vous ça moom c'est sûr. voilà gi nga nekk koo xamante ni ku baax nga man nee naa la man maa la tippoo maa la bëgg sama bopp kon loolu nit mënuñ ci dara ok ñu ngi remercier ñëpp di remercier sama technicien sama xarit sama doomu ndey borom liggéey bu rafet bi Madiaw Nia di remercier sama caméraman plus connu sous le nom de Akon sama partie gauche su ma fa jógee dem ci sama styliste sama xarit sama droite sax kooku laa koy def mais Seydi Ngouda Nia du ma fàtte it sama doomu ndey da xol Malay Sall ko waxee woon rek ci njëlbeen ba képp ku sant sa bopp ci suñu plateau mën nga ñoo joindre ci numéro bi 77 604 57 67 77 604 57 67 boo leen ko defee Senbox TV dina ànd ak yéen ba seen kër dalal leen nii rek lañ koy defee ak yéen saa su nekk te pareeguñu bi premier numéro la woon kar li leen ñëw ci yeneen numéro ak yeneen daanaan day gën a neex comme Mbaye nee na caw sa xiir kon xiir bi rek ñëpp lay dara